mais dañuy constater ni dañuy gis ni ba léegi jigéen ñu bëri dañu nekk ci nooteel loo xam ni teguñu ko ci diine teguñu ko ci àq mais dañuy naan rek ni nii la war a demee donc culture bi moo ko indi moo tax ba nga xam ni yooyu am mais ñi fi daje gis nañ ni loolu war nañ ko mën a dindi te du yàq dara ci seen dund ñu ngi dajaloo dinañ dajaloo après ñoom seen biir ku ci nekk xool kan nag kan ñoo mën a ànd ci liggéey bi pour que loolu ñu mun ko yëkkati. convention bi Sénégal daf ko ratifié su ko ratifié dafa am obligation wu vulgariser ko tey nag dañ ñëwoon pour vulgariser ko partager ko ak les acteurs de la région. ñu dellu wax nag ci bëccëg ga ñu jagleeloon alam gi ni ki démb lañu ko doon màggal fële ca Malika service eaux et forêts nag daal di joxante rek loxo ak mairie ba ngir nag gën a taxaw ci wàllug alam bi am na nag ay garab yi koko yoo xamante ni jot nañu ko jëmbat ni ki démb foofee ñu teewlu lieutenant Ibrahima Sarr moom moo jiite service eaux et forêts bu Pikine ci micro Salif Sow. géej gi mën nañu wax ne dox bu baax dox na ko et puis maanaam dox bi sax mën nañu wax ne dox bu gaaw la li koy firnde nag mooy jëmbatu filao bi nga xamee ne tàmbali woon nañ ko fii ci Malika depuis 1948 jëmbat moomu bi ko jamono bi ko Eaux et Forêts di def daf daan bàyyi ba géej gi fees fii géej gi yem ñu natt lu tolloog juróom-ñaar fukki mètre pour tàmbali plantation yooyu njëmbat moomu nag tey jii am na barab yoo xam ne bu fekkee ne géej gi dafa fees ndoxu géej gi dafay dugg ci biir filao yi loolu dafay wane ne filao yi dox na ay jéego yu am solo te bu ndox moomu bu fekkee ne amul lu ko téye am nañ yaakaar ne dëkkuwaay sax danañ fi jóge loolu nag bokk na ci li tax ñun tey suñu teewaay fii ñu lëkkaloo ak commune Malika lëkkaloo aussi ak xale yu Malika yi nga xam ne sos nañu tënku nañ ci benn kuréel bu ñuy wax COJEMA ñu ànd boole suñu doole ngir maanaam jëmbat fii ci Malika beñ bi nga xam ne mu ngi dox. te lii tamit ñu ngi ci lëkkaloo ñu ngi waxtaan ak mairie bu Pikine ngir ñu mën ñu jàppale pour ñu gën a mën a lawal liggéey bi yaatal ko ba li nga xam ne moo ñu desee fii ak rond-point Gadaye ñu mën ko yeggali. lu jëm nag ci alam gi jàpp nañ ni nag yi nga xamante ne ay xeetu mbalit la lu ci mel ni nag mbalitu plastique yi dafa yàq alam gi waaye géej gi it waxaali su ko ndax foofee sax la ñu gën di nemmeeku ay yàqu-yàqu nappkat yi tey ñi ngi koy dund ndax gis jën jamono ji jafe na moo waral nag nappkat yi joxante loxo ngir xeex lu ni mel waaye ñu ne nag nguur gi faaw rek mu gunge leen tamit jël ay matuwaay ci wàllu woowee Habib Faye. déchets plastique yi jamono ji doon na noonu nappkat yi ci biir géej gi. loolee di leen gàllankoor ci seeni liggéey. avant tout métti parce que dëgg yàlla jamono bii ñu nekk nii lu mat 4 wala 5 jours géej gi ni ngay demee noonu ngay dellu si li ñu gën a ràññee daal mooy jën yi dañuy gis dañuy dee di tëmb rek comprendre nag lan la. foo tourné si géej gi mbalit la saleté plastique rek entre casse à jeter chasser ndox chasser plastique daal. dafa am ci xeetu plastique yoo xam ne déchet toxique boo xam ne gars yi ñu koy sànni ci géej gi muy mel ni ay plastique yi caas yi. ak yenn mbaal yi. juróom-ñetti millions yi tonnes ci ay plastique la géej gi di wannaasu at gu jot loolee di tax yu bëri ci ay espèces yi nekk ci biir géej gi di faatu. lu bëri sunu moteurs yi sax da koy indil problème parce que des fois da ngay daw nii mu dal si après da koy indil ay problème mu paan jamono bii nii sax moom doo gis jën gaa jën boo gis dafa dee lii nii ma jàpp sax dama ko for. plastique bu fekkee dafa am xeetu jën moo xam moom ngay napp boobu xeetu jën moo xam boo fekkee moom ngay napp da nga ëpp looy jàpp ci plastique. jóg ngir xeex. alam gi loolee doon loo xam ne lu ñuy def la bés ku jot ñoom nappkat yi di woo gouvernement bu Sénégal mu sóob ci loxoom. responsable yëpp ñun la parce que ñun ñooy yóbbu yooyu di ko liggéey te xam na ni baaxul ci suñu liggéey. Macky Sall ñu ngi koy ñaan ñu dimbali xool surveillance bu baax ci géej gi jéem a boole ci surtout mu boole ci mool yi. ñu ñëw di contrôler ci booru tefes gi di xool gaal yi ku yëpp gaz wala ku yëpp lenn rek leen wala li nga xam dañ koy interdit loolu ñu ngi koy ñaan ngi yàlla ak yonente bi mu jàppale ñu ñun moolum suñu jumi. xeex pollution plastique yi loolee mooy temu bëccëg gi ñu jagleel wàllum alam gi ci àdduna wërngal këpp nappkat yi ci seen boppam it jóg ngir jëlee fi li ni mel nga xam ne mooy gàllankoor seen liggéey gi.
ñu des ci mbalit mi moomu yegg nag ba fëree ca boori stade Léopold Sédar Senghor fooru stade boobee nag daanaka foo xool sa gët rek mbalit ngay gis mbalit mu jéggi dayoo loolu nag askan waa ña ngi koy ñaxtu ñu yëngu ca boor yooyu ñu ne nag lu nu mel daal mënatuñu ko dund boo seetee nag jafe-jafe yu yëpp nee nañ borom saret yi ñoo leen ko indil dañ ci ànd ak Aminata Mbaxi Sow Gervais. benn pàcc la ci stade Léopold Sédar Senghor ay tonu mbalit lañ fa juug ak ay ndox yu bon lii nag di wane ni suñu ne Sénégal dëkku football la ñenn ñi daañu interroger wu lu tax bërëb bi lee di ni mel. lii image bii nii tey foo ko wane tey dañu naan Sénégal respecté wuñu football bi ndaxte lii stade bi lañ am ñun stade bi rek lañ am ndaxte fi la ñuy recevoir. mbalit bi yàgg na fi ñun à peu près man ak sama gars yi waxtaan nañ si. pour ñu ko fiy tuur pour ñu bàyyi tuur bi mais heure bu ñuy liggéey ñoom duñ ko tuur mais bu ñu wàccee dem si la ñuy indi mbalit bi di ko fi tuur. ci bërëb yi le ay jaaykat ak ay réparateur ñëpp a ngi fa waaye ci wetu mbalit ga ak ndox yu bon yi foofee la ñuy liggéeyee mu mel ni nag ñii di jaare wetu stade Léopold Sédar Senghor rafetlu wuñu environnement bi fi nekk. am na benn oto boo xamante ni fii la ñëw moo fi tuur déchets yële na le démb xam nga bërki démb. oto mooy oto manque douche yi. saxaar saa nga ne kenn du mën a noyyi fii koor gi ñun ñëpp presque danoo asma. borom sereet yi mbal yi ñuy récupérer si koñ yeeg kër yi moom la ñuy jël tayal dem ci oto mbal yi sotti ko fa parce que bu ñu demee dañ leen di fayloo léegi fii la ñuy ñëw di ko fi këpp ñun dañuy sax déranger. ñoom ñu joxoñ balaamu tuuma ñi di ramasser mbalit yi te yore seen saret ñu jàpp ni ñoom ñoo fay ñëw di tuur mbalit surtout bu demee ba mu guddi. am na ñoo xam ne dañuy ñëw surveiller fii mbalit bi gars yi dañ leen di fay chaque mois mais bu ñuy dem saret yi commencé waat nañ ñëw tuur. Sénégal lay ñoo war a mobiliser wu xam ne dëkk bi ñun ñoo ko moom bu ñu xaar kenn ci dara ku ci nekk li nga war a def ko dëkk bi baax. ku nekk tamit da nga war a tamit defar tamit sa gox tamit ñii avant tout avant état bi di ko ñu dëkk ci gox bi côté bi ñoom ñoo ko war a njëkk a bañ. lii nag ñu jàpp ne ku nekk danga cee war a dugal sa loxo muy askan wi dëkkee ci wet woowule waaye tamit autorité yi nga xam ni ñoom la ñu jot responsabilité gérer stade bi le. Aminata Mbaxi Sow mbalit yooyu sax mën naa indi allergie lan mooy allergie bu ñu ko waxee ci gone gi lan la doon na ay mbir yoo xamante ne nii ay borom xam-xam àddu nañu ci ndax léeg-léeg gone gi mën na koo jëlee rek ci loo xamante ne daf koy faral di laal daf koy faral di lekk mbaa boog mu di ko faral di nokki muy faral tamit di am jeexital ci gone gi nuñ ko mën a ràññee dañ ci ànd ak ay satupay. réaction bu sa yaram di am la par rapport ak leneen lu bokkul ci moom. léeg-léeg mu nekk loo xamante ne du yoon lu ëpp ak lu ute allergie nag nekk loo xamante ne xale bi mën na ko jëlee ci ay mbir yu muy noyyi luy dugg ci biiram wala lu muy laal ci seetlu nag bakken gi mën na dem ba di sotti muy wàccu wala muy fësee si yeneen i anam ba tax ne. bu fekkente ne leerul la ne xale bi dafa am allergie ci tel ou tel produit. da ngay dem ci médecin yi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ci ñoom mën nañ la defal test yoo xam ne après mën nañ la génne liste ne la xale bi na moytu lii ak lii ak lii. waajur yi itam am ci seen wàll am ci seen taxawaay. bi fu mu njëkkee mooy ci environnement bi. environnement proche d'abord lépp luy agent bi nga xamante ne seetlu nga ne xale bi su ko noyyee walla mu laal ko daf koy jural ay problème nga jéem ko soril xale bi beneen bi ci topp. ginnaaw nag biir kër yi am itam yeneen i facteur yu ko mën a indi. lu ci ëpp temps bi daf koy def parce que am na période yoo xam ne buñ ci tolloo genre réaction yi ñuy wax allergie dafay gën a bari que yenn période yi am na tamit wàllu environnement aussi di nga nekk ci kër boo xam ne peut-être poussière dafa bari ci kër gi parfois aussi on ne nettoie pas bien parfois. La clim c'est la clim qu'on incrimine parfois ventilateur bi parfois c'est les moquettes hein tout ça si c'est pas bien nettoyé des fois dafay indi yenn allergie si yenn xale yi surtout que ñoom ñoo gën a sensible. seetlu gi ne xale yi dañuy gën di am li ñuy wax allergie waaye ñi si gën a sonn nag bokk na si ñi nga xamante ne dañ ko donn si seen ay waajur.
jaajëfal ko baax Aïssatou Paye kilifa gi njiitu réew mi baa boog sax nguurug Sénégal dafa war a rek daal di dakkal li muy faral di def ay xaatim yoo xamante ni day dox ci diggam ak opérateur privé yu diiwaan yi te chambre de commerce yi duñu ko yëkk te chambre de commerce nag lépp loo xamante ne ni wàllub contrat la bu ñu koy tëral ba ci nag di ko contrôler di saytu chambre de commerce ba da caa am wàll moo ko war a def Moustapha Cissé Lo moo yëkkati nag yooyee kàddu moom njiital chambre de commerce bu Diourbel mi ngi yëkkati kàddu yi rek ci bi ñuy voté koppar yi nga xamante ne nag moom la ñu jagleel chambre de commerce am ñu teewlu ay kàddoom ci micro Babacar Diouf. nguur gi mënul dugg ci région Diourbel jël fi ay nit yoo xam ne ay informel lañu yóbbu leen signé ak ñoom convention boo xam ne ci rajo lañ koy dégg wala télévision jàpp naa ne loolu buñ ko defee loi bi nga xam ne moo jox chambre de commerce mu dox diggante secteur privé bi ak état bi violé na ko moo tax ñu ñëw fii gis ñoo xam ne ñi naam li ñu yuuyoo sax xëy na nekkuñu ko mbaa ñenn ñoo ko ca nekk ñu bàyyi fa ñeneen ñoo xam ne ñoo ëpp importance ci mbir moomu signé ak ñoom ay convention ak i protocole yoo xam ne ay milliards lañu li tax ñu ciy wax mooy état bu xasee ba dugg ci lu mel noonu day jouer rôle de facilitation diggante banques yi ak ñooñu ni ay opérateurs économiques lañu ndax mi ngi mel ne ñun OPS yi bu ñu joxee benn këyit ni yoo jaay ñu 1000 tonnes wala 2000 tonnes lettre de confort bi ngay am boo ko déposé ci banque bi da lay dal di lebal xaalis pour 1 an pour nga mën a def say opération léegi ñooñu nga xam ne seetuñu leen chambre de commerce xam seen statut est-ce que dañoo ami entreprise ak lenn lañu boo fabee xaalis boobu jox leen ko xaalis bi du dellu si te état amul xaalis day garanti mais bu garantie moo fay tey bu dee kenn jël na foofa 100 millions delloo siwu ko dafa mel ne dafa sàcc alalu askan wi te état moo ko protégé loolu mooy li dangereux moo tax ñuy alertu état bi pour yu mel noonu ñu moyu ko. ma ngoog mu nekkoon kàddu yu tukkee ci njiital chambre de commerce bu Njaareem bëccëg yi nga xamante ne nag moom la ñu jagleeloon réew yi tugal yi ci wàllu koom bëccëg yooyu nag ni kii démb daal la daal di door fële ci Bruxelles mu nekk nag xew-xew bu am solo boo xamante ne ni ay kilifa yu mag kon teewee nañu ko bokk na ci Jean-Claude Juncker moom mi nga xamante ni moom moo jiite commission européenne buur yu jigéen yi yu Belgique ak bu Espagne njiitu réew yi ku ci mel ni Paul Kagame bu Rwanda Roch-Marc Kaboré bu Burkina ak kañu naan Mouhamadou Issoufou bu Niger George Weah bu Libéria teew nañu kon ci xew-xew boobee ñoom ñëpp nag manko ne nag wàllu koom gi war nañ ci taxaw naam ci kaw tamit ñu daal di rek kon soppi ñi nga xamante ne nii moom mooy nekkinu jigéen ñi ak soxna yi bu fekkente ne bëgg nañu nag koom-koom gu sax dàkk. ñu daal di addu ci tàggat yaram daal di koy rek doore ak sunu gaynde yi nga xamante ne nag wax naa ko sànq ci ndorteel yi yegg nañu nag fële ca réewum Croatie ngir nag waajal seen jongante ak équipe boobee nga xamante ne ni ki àjjuma ji kon la ñu ko jàpp jóge nañu nag ca Vittel ci ab vol spécial mu mel ni nag kon gaynde daal noppi nañu rek ngir def seenu tàggatu ca kanam tuuti lay doon ni ki alxames bi àjjuma ji sax laay wax war nañu kon tase ak équipe boobu lépp rek ngir waajal seen mondial ba kii nag di Corée du Sud kon moom it bokk na ca jongante xaritoo yoo xamante ne nii war na dox suñu diggante gaynde yi ak réew moomu loolu nag mi ngi war a nekk kon fukki fan ak benn ci weeru juin. ñu des ba tey ak sunu gaynde yi nag seen diggante ak Croatie nag faw kii di Aliou Cissé nag teg équipe bi nga xamante ni moom la ñu duppee équipe choc maanaam équipe bi gën a am solo ndax réewum Croatie nag nekkul réew bu ndaw Amara Traoré moom moo ni gisee moom nga xamante ne ni dénkoon nañu ko sunu gaynde yi ci ay jamono ñu teewlu ay kàddoom. man bu doon sama sago ñu teel a wax objectif bi lan la parce que loolu dana dalal nit ñi parce que objectif bu leeree moo tax nit ñi mën a apprécier niveau équipe bi benn di wax ne aussi Aliou xam na équipe am parce que bu ñu fàtte ne Aliou ça fait ñeenti at mi ngi fii xam na ñi football mais comme coupe du monde la jëm peut-être danoon xool yenn postes yi xool nu mu ainsi de suite mais boo xoolee équipe bi góol xam nañ ko sa Khadim Ndiaye wala Abdoulaye Diallo
défense yi comment ça s'appelle Karamboj ou Kalidou Koulibaly, Gassama à droite, Sabali à gauche ou 6. Grand match yi mag yëpp ñoo joué donc xam na ko après doon ajouté maintenant mais jot na nag quand même jot na contre Croatie mu dugal équipe bi nga xam ne moo war dem coupe du monde pour ñu xool ndax loolu mu yaakaaroon ndax ñoo ngi fa parce que dafa yaakaar ne ñooñu ma ne am na ci ñoom ay certitude donc bu leen dugalee contre Croatie bu doxul sax wala bu amee manquement mën na ko corriger contre la Corée du Sud. ñu des ci coupe du monde bi wax nag ci poule yi naka la tëddee tey jii nag ñu indi leen poule A bi nga xamante ne nag ci la réew mi organisé di Russie bokk gannaaw Russie nag mi ngi ci rek kon feggo ak Égypte Uruguay Arabie Saoudite ñu doon it équipe yoo xamante ne lu ci mel ni sax équipe Uruguay boobu nga xamante ne jàpp nañu nag équipe bu mag la waaye nag Égypte moom boo moyul dana dem rek te maanaam joueur am bi ñu jàpp ni moo gën a xarañ tey jili ci équipe bu du ca bokk ndax dafa gaañu muy Mohamed Salah dañ ci ànd ak Cheikh Sadibou Diarra Chérif Dia ci leeral. groupe A bi nii la tëddee benn favori ak ñett ñoo xamante ni ñi ngi xëccoo seen doole xaw a yam favori bi nag moom mooy Uruguay bi nga xamante ni jël na coupe du monde ñaari yoon 1930 ak 1950 ñoom ñii nag bii mooy fukk ak ñetteelu yoon ñuy bokk ci coupe du monde bi ñu ngi leen ragalee xel seen ñaari attaquants yi nga xamante ni xarañ nañ di toj championnat européen yi di Suarez ak Cavani. waa Russie ñoom xëy na mën nañoo sukkandiku ci seen public ndax ñoom ñooy dalal bee compétition loolu tax rek xëy na ginnaaw bi ñu defee coupe d'Europe bu bon ci atum 2016 xëy na mën nañoo sukkandiku ci seen gardien de but bi nga xamante ni am na expérience di Igor Akinfeev. Arabie Saoudite bokk ci boobee poule ñoom daanaka fukki at ak ñaar a ngi nii ñëwun ci coupe du monde bi wante seen entraîneur bi ku xarañ la di argentin bi di Antonio Pizzi ak seen attaquant yi nga xamante ni ñoom it xëy na mën nañoo sukkandiku ci ñoom. ñeenteelu équipe bi moom mooy Égypte nag moom it ñaar fukki at ak juróom-ñett a ngi nii bokkul ci coupe du monde bi pharaon yi ki leen di entraîner di ku am expérience di argentin bi di Héctor Cooper xëy na mën naa tax rek seen ñetteelu participation bi ñu am ci lu baax ñoom am nañ yaakaar gi ndeem sax seen star bu mag bi di Mohamed Salah am na gaañu te boo sàgganul ca ñetteelu match bi rek la mën a wér ngir bokk ci bii jongante. nangoo ko ñu wax ci beneen football muy nag fii ci biir réew mi US Ouakam nag fas yéene rek kon janoowaat ak stade de Mbour gannaaw nag fantasiro gu doxoon ci diggante ñaari équipe yooyu fukki weer ak benn ngi nii la xewoon ca Demba Diop desu ko fàtte ñu ne nag loolee amul lenn loo xamante ne nii mën naa tax nag kii di club bu Ouakam bi jotaat place am ndax fi mu ne nii mi ngi ci Ligue 2 bi am na nag ñoo xamante ne ña ngay laam-laamee lu waral mu wàcc ci mooy programme bi nga xamante ni jàpp nañu programme bu yées la boo xamante ne nag moo tax kon US Ouakam daal di wàcc Mamadou Fall ci leeral. C'est normal que ñu wàcc Ligue 2 dans ces conditions là. yaakaar gu tas ci kaar kanamu waa IESO doxalinu waa ligue bi ñoom nag mënuñu ko comprendre club bu village Lébu bi ñu yóbbu ko ci Ligue 2 gannaaw ab programmation bu awul ci yoon. waaw programmation bi c'est sûr que moo ñu yóbbu Ligue 2 parce que ñun ñu commencé jouer pratiquement en février ba fin mai 4 mois nga bëgg a jouer tout le championnat on a joué pratiquement 4 mois et demi nga def 30 matchs loolu kenn amul fenn ñun rek lañ teg loolu. championnat yëpp ci àddina doo gis benn championnat bu demee nii nga xam ne nit ki day jouer tous les 3 jours ou tous les 4 jours mënul nekk pendant 2 mois 3 mois boobu ba tey moom la ñu nekk loolu tax ñu nekk ni moo tax ma ni lu ñu programmé la. maa ko wax ba ca kaw. bu weesoo nag wàcc gi ñu wàcc Ligue 2 loolee taxul ki nga xam te ni moo di président bi EJO kontaan lool ci taxawaayu waa Stade de Mbour ngir ñu amal seen match bile. ñun ñu ngi rafetlu le fait que Stade de Mbour ñëwaat si seen décision ne dañuy jouer contre Ouakam dans tous les cas dañ nar a jouer ñu jouer ko benn yoon nu mu gën a gaawee ñu tourner la page cette page sombre de l'histoire du football ñu tourner la page dem vraiment vers des lendemains meilleurs quoi. ñenn ñi jàpp ni loolee nag du lenn lu ko waral lu dul xaalis moo tax Stade de Mbour nangoo football ak IESO. xanaa yoo fi ñu meer léegi dàmp nañu ñëpp équipe bi sax dàmp nañ ko équipe bi waaw lu sax ñu koy dàmp ba président naan xaalis boobu bu koy permettre mu fay ay salaire kon su amul woon loolu du leen fay déet waay. fàttali ni équipe bu Ouakam bi moom ligue professionnelle bi da ko daanoon gannaaw ab violence bu ñu nemmeeku woon ci finalu ligue bi ci atuma 2017 décision bu taas moo leen ci dugalaat IESO di dajeek Stade de Mbour gannaaw fukki weer ak benn bu mu weesoo ci Dramba moon ca Demba Diop match yi ñu jàpp ko juróom-ñaari fan ak fukki fan ci weeru juin.
Mamadou Fall xam naa booy tàggatu tamit ci weeru koor bi ndànk-ndànk ngay def boo mayul sax bu guddi jotee lay doon seetlu ga ca parcours sportif nit ñi nag ñëwatuñu bëccëg dañuy bàyyi rek xëy na ba ndogu ba noppi doog a nag yegg ca parcours boobee ngir yëngal seen yaram li ko waral koor gi tax te yu bare bari nag dafay soppiku ñay daw ña nga fa jaaykat baa nga fa Hadiya Talla seeti woon na leen. juróom-ñeenti waxtu ci guddi moo jot mu mel ni bëccëg béréb bi fees dell ak nit. ñii ñëw ngir doxantu ñeneen ñi ñëw ngir leneen. koor gi ci laa gën a sawar ndax ambiance bi ñëpp dañuy ñëw da ngay sawar et puis boo ndogoo ba pare boo ndogoo pare da ngay bëgg a doxantu feexlu. am na ay mag yu baax bu nekk daara bu nekk fi Nour Daane Ridis ñu ne kat géej baax na lool pour defar baat yi bu ngeen demee di yuuxut li ngeen bëgg maanaam di ngeen ko ci am pour tàggat baat loolu lañ ci bëgg te dañoo bëgg doon ay jànkat carrément ñu liggéey tamit rek moo ñor. li ci ëpp jumtukaay yi fa nekk la ñuy jëfandikoo. man dama ñëwoon pour entraînement. ma bëgg a wàññi sama yaram tuuti. dañuy liggéey haltérophile la plupart gymnastique barre fixe pompe abdos presque tout quoi presque tout ay flexion yooyu yëpp. football bi tamit ci la bokk. non presque chaque ramadan mais man c'est la première fois ma fi ñëw. parce que dañuy woor duñu am habitude dañuy def suba teel bi ni ñu ko mën def guddi bi waaw guddi gi rek la ñu am temps pour def ko quoi moo dañuy ñëw entraîner après ñëw football. ñenn ñi dañu daal di soppi niñ fa doon ñëwee ndax koor gi. c'est pas évident après koor gi ñu bëri duñu am jot duñ ko mën a def am na ñoo xam ne peut-être koor gi la ñuy mën a am jot pour mën ko def man de vraiment koor gi ci laa gën a mën a sawar daal. commerçant yi loolu la ñu wax nee na après ndogu soo amee sa benn ndogu bu consistant soo ndogoo pare naan sa ndox bu bëri ñëw. légèrement nag légèrement la ñu laaj sama temps de travail bi tamit wàññeeku na. jaaykatu kooku bi tamit naka noonu. day nekk fi depuis 6 heures bu leen saa 1 heure guddi ñu ngi fii jaay bi ñu ngi si topp tuuti rek mais alhamdulilah daal ndax yaa ngi am sa dépense moom. fukk ak benn waxtu ci guddi mu mel ni dañoo waxante ñëpp daal di ñibbi bàyyi fa ñi nga xamante ni ñoo mujjee ñëw ngir rek tàggat seeni yaram. sant ko gërëm ko Hadiya Talla ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenikaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ñàkkum ndox mi am ci dëkk bi ak ndox mu bon mi waa dëkk bi di am jeexagul léegi li ko waral mi ngi ci source a bil journal bi Louga Kees Tëngéej Ndakaaru ak banlieue askano fa yeewoo jàppoon ne njàkkum ndox mi gën ko yàgg du weesu semaine nañu toog te tar yi sóoratul muñ wanaasu ne ministre hydraulique di Mansour Faye moo fi toog ñëpp di ko dégg mu ne ñàkkum ndox mi du weesu semaine yéenekaay bi nañu loolee mu waxoon moom Mansour Faye jëwriñ gi amee assainissement hydraulique dara amu ci tey la ndox mi gën a gàll góose ci réew mi li ko indi journal source a nañu am nañu leen xibaar ne ñeenti pompe ya nekk ca kër Momar Sarr ñaare ñooy dox yeneen ñaare dañoo paan ñu di ko nëbbu askan wi yéenekaay bi dañu li ci gën a tàngi xol ci mbir yi nag moo di ñuy séq ndox mi mu di waa SDE ba ci SONES jaar ci SAD di entreprise France bi gagné marché bi usine kër Momar Sarr bi amul kenn ci ñoom ko nangoo wax ci mbir yi waa SDE gi ñu dénk ndox mi ci réew mi sañu ñoo wax te waa SONES joxuñu leen digal muy lu naqaree réglé nag mbir ngi moom bu ñu ko réglé wul du jur jàmm ci réew mi yëral xët mu njëkku témoigné ginnaaw jàngalekat yeeg étudiants yeeg pharmaciens yeeg fajkat yi moniteurs yi ci daara yi wàll si nañu ci ñaxtu yeeg njàmbat yeeg xultu yi juróom-ñetti weeri payoor yu ñu leen amel mu toll ci $1 milliard ak juróom-benn téeméeri million moom la ñuy laaj plan d'action bi ñu teg ngir ñu fay leen ko moo di talaata jii di ñëw daañu amal ab toogaanu ñaxtu mu di ab sitin bu ñu ci jógee te yëf yi amul saafara ñu ubbi daara yi bàyyi ndongo yi ñu génn ci mbedd mi loolee mi ngi nar a xew ci jamono jot Soleil national mi ngi ñu yeggee xibaar bu neex ci daara yi nem mboolem ñi yëngu ci wàllu daara ci réew mi déggoo nañu juboo nañu ci projet de loi bi jëm ci statut bi daara war a am ci réew mi projet de loi boobee journal bi dañu tey jii ci lañ koy wan njiitu réew mi ca ndajam conseil des ministres ma bu ko xoolee bu nuppi ñu gàddu ko yóbbul député yi ñu war koo woote bu ñu ko xasee woote daara yi nekk ci réew mi danañu mën a am ci dàmpaay yeeg ndëgër lay mu di prime yeeg subvention yi élèves yi ci réew mi jamono jékku ci toog cim nen du toj ndaxuk jaaxle Sud Quotidien moo ñu ko wax rawatina élèves yi war a defi examen ndax ci jamono ji nga xam ne élèves yi ci école privée yi jeexal nañu ñoom seen programme yi ci public yi grève yu bari moo leen sonal seen problème moo di ak ni njàng mi demee ren ndax bu ñu defee examen danañ ca génn yéenekaay bi nañu muy ca Mbuur di ca Kolda ba ca Ndar jaaxle gi genn la ndax nawet bii di ñëw ak abri provisoire ya fa nekk li leen gën a tiital moo di bu leen nawet bi fekkee ca mbaar ya ana fu ñu koy waxee ñu wax ci mbiri Khalifa Sall mi yoon waroon a wax ci ay mbiram L'Observateur nañu démb la woon procès en appel la ci coowal caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru waaye dàq nañu ko bu juróom-ñeenti fan ci weeru sulet gii di ñëw maître Ciré Clédor Ly bokk ci avocat yu Khalifa Ababacar Sall nii ci xët mu njëkku Les Échos salfaañe nañu suñuy droit ëllëg dañu koy nappaaje bu ko defee li ñu bëgg ñu am ko la si ne kay nañu
nañu premier président cour d'appelum Dakar du SUS Demba Kandji da doon jéem a naawal avocat yu Khalifa Sall yi ndax dem na ba naan leen na ngeen xam ne tribunal bi du fowukaay réew mi quotidien nañu waxtaan yu jàkk mu di débat serein moo amul woon démb ca tribunal ba le quotidien nañu ci temps bi la gars yi bëgg a suyee moo waral avocat yi défense bi doon sàkku démb ñu yóbbu mbir yi ba ci weeru novembre waaye li leen siis bi wax moo di xalaatuma ko juróom-ñeenti fan ci weeru sulet ca la ñu koy atte quotidien tegal ñu ci ne SUS Demba Kandji tegal na leen ci ne débat politicien yi engagé wu ma la cloche di laaj ndax audience bi ñu jàpp juróom-ñeenti fan ci weeru sulet du audience spéciale ngir nag far jekkale Khalifa Sall waa ji ci l'observateur tuuti ko noon mu rey waa Mbuur ba ñu dee ubbil yéenekaay bi Pape Ibrahima Sagna la tudd waaye dafay wër di wax naan Serigne Omar Fall la tudd surtout maam Cheikh Ibrahima Fall la ndekete dara du ci dëgg xale yu jigéen yu bari ci réew mi ci noonu la leen takke keroog samedi la ñu ko jàpp journal bi nañu ba ñu ko jàppee jël téléphone téye fekk nañu ci ay vidéo yi saay-saay vidéo yi góor jigéen gaañi ne ci diir bu gàtt bi ñu téyee téléphone rek fu ne la appel jugee ci àdduna bi naan sëriñ bi la ñu soxla ndax dañu ko dajaleel addiye ci korité gi bëggoon a xam nu ñuy def ba mu jot ci ndax moom Pape Ibrahima Sagna ñëpp la gëm la woon ne surtout Cheikh Rafal la sant ko Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi di cant ngërëm ñeel na leen yéen ñi farewoon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kenn lu jàmm te di ko sàkku ci yéen